jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari. gis nañu tey Barthélémy Dias ñëw di leen soutenir nañu déglu vidéo Barthélémy Dias bi. Propriétaire d'une télévision, d'une radio, d'un journal, c'est pour informer de façon objective et non de façon subjective. Qu'est-ce que Dany Bougane Gueye a à faire à 2 heures du matin sur la voie publique di saaga ay agents municipaux leen di saaga ay ndey nit buy liggéey di fayeeku 50 000 francs bàyyi jabaram bàyyi këram 2 heures du matin di exécuter instruction maire nga jógee fële ak sa oto wàcc di saaga nit ñi ay ndey parce que yaay Dany Bougane Gueye koo saaga ndey ñu delloo la ko te Dany Bougane na juum ba ñëw fii ci mairie bi saaga ma ndey mu xol na juum nag ba ñëw mu xol waaw comme ñeen da ngeen jàppee seen bopp ay hors la loi su ngeen ñëwee nag di ngeen xam ne que fii mooy terminus total dama ne jinne pesu fi kenn na ñu xam seen bopp ak seen place procureur maa ngi koy ñaax ci jàmm ak salaam ci yar ak teggin na bàyyi doomu jàmbur yi ils n'ont rien fait lu ñu def man maa ngi ko sant te man lu ma def dama ko teg ci yoon laa wax ana dëkk fu jaaykatu ndambi di fay impôt ana dëkk fu jaaykatu caaf di fay impôt ana dëkk fu nga xam ne jaaykatu salade di fay impôt ñu koy wéy duuti ñu nga xam ne ni yàlla dogal ñuy liggéey ay milliards ñu ne ñoom du ñu fay benn impôt Dany Bougane Gueye nekkoon fii ak benn société ñu koy woy d'accord laaj leen ko lu mu toog ci commune bi yëpp na leen génnal benn këyit fu mu mës a fay commune bi dërëm laa wax dama ne lu ëpp nag tuuru. kon yaakaar naa ñoo seetaandoo vidéo Barthélémy Dias bii nga xamante ni yëkkati na ay kaddu nee na Bougane Gueye Dany structure am yi nekk ci biir quartier am Sacré-Cœur Mermoz mën na génnee benn këyit boo xamante ni mës na fay impôt foofu ca biir quartier am tout samay kaddu Barthélémy Dias la ay panneaux publicitaires am ñi ngi partout à travers ci quartier bi mosu fa yëkkati benn yoon dafa dox ba 2 heures du matin fekk ay agent municipal di liggéey mu taxaw di leen saaga ndey moom Bougane Gueye Dany tout samay kaddu Barthélémy Dias ma ko ana injustice ana xoxatal foofu tey li ñuy yëkkati di ko teg ci kaw Macky Sall yëpp ak gouvernement je crois que ñun opposition yu nekkagul ci pouvoir bi ñu ngi ci biir changement nag suñ ko bëggee tey dañuy woon un sénégalais modèle un sénégalais boo xamante ni tey li ngay xeex yow nekkoo ci man mënumaa gis lii ba pare nga taxaw di xeex leen ma bëgg cee ànd ak yow nee naa leen Sénégal dëkku dëgg la dëkku droit la lépp loo xamante ni manipulation la wala mensonge wala injustice man su ma taxawee ci journal People dinaa ci wax suma xalaat nag laay wax nit ku nekk na ko interpréter nu ko neex mais l'important sénégalais yi may seetaan dénk ma seen nopp nee naa leen dëgg du rombi nopp te wax bu dëggu ak wax bu dëggul saa yoo ko déggee da nga koy xam redressement fiscal lañ la indil nañ ko say morom ay atiyat lobat faala ngi nii barki démb la ñu saisir këram déggoo coow déggoo dara kon donc yaakaar naa suñ la indil redressement fiscal ñaara am nga dem fay ji su dee am nga ko amoo nga dem négocier yi amoo loo négocier nga dem jaar ci yoon ba yoon jox la dëgg je crois que moo gën manipulation bi ak nu ñu koy indee jamono jii ñu toll nag sénégalais yi ñëpp a yeewu ndaxte tey soo jëlee sa mouvement politique ba ko utiliser sa rajo ak sa télé au détriment de cela ba noppi nga ne li nga bëgg a politique moo tax déedéet ndaxte politique soo ci duggee dafa ay sacrifice yooy def politique ñu ci duggul ñu ngi toog jàpp seen jàmbur ku weddi na laaj Youssou Ndour ba mu bëggee dugg ci politique il avait payé les sacrifices tey benn instant dafa delluwaat toog donc politique moo laaj loolu affaire u redressement fiscal impôt et domaine la Bougane Gueye Dany da nga ko war a fay yore nga ko da nga ko war a fay yore woo ko doo ko fay kon je crois que coow leeg bare bi yëpp jaru ko tey nag li ngeen di woote ak li ngeen di dëggul je crois que tey askan bi ñu ngi leen di seetaan ubbi seen bët di leen xool tey su ñuy joxee information wala di xeex benn affaire jamono ji télé bi soo ko xoolee arme de guerre lañ ko utiliser chaque jour ni tey la ñuy xool problème yi moom tey la ñuy xool problème mën di et pourtant yàgg na fi kenn musu ci wax mais bi problème redressement fiscal amee nee nañu dañuy sulli ay mbóol je crois que réew suñ ko bëggee tabax dañuy bokk benn esprit tabax ko réew suñ ko bëggee tabax dañuy ànd ak ay xool yoo xamante ni dafa dëggu réew suñ ko bëggee changer dañuy xool ni que ñun ñii kat li ñuy kaas ci ñu fi nekk ñun dañu war a def lu gën a dëggu loolu wala loo xamante ni képp ku ci sa bët da ngay xam ne lii la waaye jamono ji ci lu ñu teg suñu bët amul dara lu ñu ci doy suñu demee ba élection municipale d'or à 3 mois des élections ñu gis ay nit di bàyyi ay parti di dem ay parti intérêt askan wi moo leen ñorwal seen intérêt personnel ndaxte investir ñu la fii investir ñu la fay tey li nga doon xeex ci Macky Sall ay nitu Aliou Sall ñoo ñëw dugg sa biir parti
tey li nga doon xeex ci PS maire Mbour moo jógee foofu ñëw ci sa parti te malversation maire Mbour première fois bi ma koy dégg maa ngi ko déggee ci Zik FM Mansour Diop moo ko doon wax maanaam mauvaise gestion bu mu yoree biir Mbour kooku su demee ba élection jot kenn investir ko ndaxte ni mu géré mairie bi baaxul kooku ñëw dugg biir gëm sa bopp je crois que tey gëm sa bopp mu ngi dugal ci biir parti am ay pombiteer yu nëpp tey li mu doon xeex démb ci état bi ni mu doon doxee ñooñu nga xamante ni malversation lañ nekkoon mu ngi leen di dugal ci biir moom Bougane su deful politique ay politiciens la dugal ci biir parti am te mënul dugal ay politiciens parti te politiciens yi duñ doxee tànku politique kon nañu àndandoo waxandoo dëgg politique ngay def ndaxte gëm sa bopp bi muy juddu li ko taxaw juddu ak tey fi mu nekk du benn Bougane xam nga li may wax man xam naa li may wax ndaxte gëm sa bopp bu may juddu ni mu juddoo fekkee naa ko bañ may woo man la ñu bokk naa ci ñu njëkk a woo dama bëgg nga jàpp ci mouvement bi ak lii ak lii te du yow yaa ma woon ñi ngi ko seqaloon ñoo ma ci dugaloon kon yaakaar naa ni tey dafa jot tey détournement d'objectif su amee dañuy assumer nos responsabilités dañuy bàyyi victimiser suñu bopp ndaxte li fi am redressement fiscal la nañ ko dem fay ji te bàyyi yenn yi ndaxte Sénégal dama ne ngeen ubbi seen bët xool bu baax fan la dëgg féete. siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba mu bari